salaamaaleykum mbokk jullit yi salaamaaleykum mbokk sénégalais yi ak ñu nekk ci diaspora bi ak ñi nga xamante ni ñi ñuy déglu saa su ne fu ñu mënti toll ci Sénégal ak bitim réew ñi ngi ñaanal ñëpp jàmm. Tey ji ñu ngi ñëw ci thème bu nga xamante ni c'est un thème social. bëggoon nañu ñi nga xam ñi daf ñu abonné en même temps au fur et à mesure et en même temps ñuy les anciens ñuy liker di aimer à tout moment. incha allah rabbi loolu bokk na si li nga xamante ni dinay neexal waxtaan yi dina ñuy encourager. Bon bu loolu weesoo tey jii ñu ngi waxtaan si nekkinu askan bi, comme par exemple dans les milieux nit ñi nga xamante ni dañuy toog si yàgg di am ay xolu jiixi jaaxa di séparer wu, les séparations qui se font sans raison. Il y a beaucoup de séparations qui se créent sans raison. Bon ceci nag tey jii bëgg nañ ci wax. Man tey nan laa ci bëggee wax parce que dama xool ni am na ñoo xamante ni dañ naan man dama nekkoon ak sama jëkkër mu neex wala dama nekkoon ak sama waay mu neex, mais toog naa ba si yàgg il a changé. te changement boobu kenn mënu ko expliquer parce que moom léegi mi ngi dem si keneen, mi ngi may bàyyi, mi ngi gisatuma ko du wax ak man, wala léegi day ñëw si kër gi ba jóge fi du wax ak man, ainsi de suite. yooyu tey ji par exemple moom moo tax sama waxtaan jóg. loolu en général li koy indi lu ne loo leen gis si àdduna loxo la. tey nag dama leen di wax lu leer. couple yi nga xamante ni dañuy toog ba si yàgg sans raison nga gis kenn dootul tudd moroomam, wala kenn toog ba si yàgg bàyyi moroomam, wala toog ba si yàgg soppeeku complètement ba nga xamante ni ça ne peut pas s'expliquer. loolu li koy indi mooy ay def-def la. ay nit yoo nga xamante ni dañ doon ànd ba si yàgg am ñu leen ñee bëgg dugg seen biir, wala toog ba si yàgg dugg nit ki. yow mën nga dugg nit ki nga ànd ak moom te doo ko dëddale ak jëkkëram, wala doo ko dëddale ak àndandoom. mais malheureusement li ma observé mooy à chaque fois les couples qui se déchirent, qui se séparent, toujours da ngay gis koo xamante ni dafa bëgg ñëw ñu takk ko comme deuxième femme, wala bëgg na nit ki par exemple ànd ak moom, wala même bu dee ci góor ñi toog si yàgg nga gis sa jabar soppeeku changé. la plupart dafa am ñoo xamante ni dañu ragalul yàlla, dañ lay séparer ak sa nit. waaw séparation yi boobu ñu lay séparer sa nit, non seulement dañuy bëgg ñëw accaparer sa dund, jël sa ki nga nekkal, mais en même temps dañuy bëgg division bi, rupture bi dem ba nga xamante ni dafay nekk rupture totale. c'est-à-dire yow dootoo bëgg lu dul dellu say mbokk, dootoo bëgg lu dul bàyyanteeg nit ki, parce que nit ki dootoo ko bëgg xool, dootoo bëgg wax ak moom, dootoo bëgg jëflanteeg moom. te yooyu yooyu baaxul. man tey damay conseil ñi nga xamante ni ñoo koy def, ñi nga xamante ni dañuy ñëw ci relation bu neex boo xamante ni macha allah ñëpp a ngi leen di tàgg, ñëpp a ngi leen ñee si seen ànd, si seen nekkin bu rafet. yow nga ñëw rek non seulement bëgg nga nit ki, mais nga dëddale ko en même temps ak ki mu nekkal. mën nga bëgg nit ki ànd ak moom, mu ànd ak yow, mu yokku, ngeen yokku, mais pas par exemple li nga gis li nga pour yow soo ko séparé ak ki mu nekkal rek yow sa nekkin ak moom dafay neex. déedéet, mais yow mën nga ko def loolu, après affaire bi dal la, keneen ñëw séparé la ak ki nga nekkal. je le vois, affaire bi maa ngi koy subir au niveau des tubaab, au niveau international, même au niveau du Sénégal, au niveau de tous les continents. parce que toujours damay gis nit yooyu nañu jooy. moo tax nag man sama mbokk sénégalais ak ñi nga xamante ni ñu ngi may teewlu di ma déglu, dama leen di conseiller benn affaire. muy góor ñi muy jigéen ñi,
góor ñi nga xamante ni dañuy gis jigéen bu nga xamante ni par exemple mu ngi nekk ak nit ñoom ñu bëgg ko récupérer tant que wóor la ni danga koy takk waroo ko dëddale ak nit ki. yow sax mën nga tenter sa chance rek ñaan mu xabtalu ci yow, ñaan mu bëgg la, mais boo ko diviser ak nit ki en général àq dafay lalu. bon yow ku góor ki yow xale bu jigéen bi nga xamante ni bëgg nga ko góor ki, yow moom amoo raison par exemple di séparer bu góor ki ak jabaram, parce que loolu baaxul. loolu day nekk àq boo xamante ni après yow it mën na la dalaat, parce que loo def ci lu bon après day dellu ci yow. parce que loolu dañ koy gis lu nga xam dañ koy dund à chaque fois. c'est un conseil boo xamante ni tey dama ci liggéey, dama ci dund, dama ci liggéey naa ci 3 cas yu nga xamante ni ay kaaw tubaab ak ay kaaw nit yu ñuul yi nga xamante ni tey dama gis ni carrément ñaari góor ak benn jigéen boo xamante ni toujours bi ma defee voyance xool si lu leer gis naa ni le 3e larron dafa ñëw rek séparer leen ak ki ñu nekkal. te nekkin bu neex la woon, nekkin bu amoon jàmm. moo tax may conseil nit ki bu fekkee ni bëgg nga nit ki ñaanal yàlla mu xabtalu ci yow, mu bëgg la ngeen ànd ci jàmm salaam. mais d'un seul coup nga ñëw rek pour que séparer nit ki baaxul, parce que mën nga ko séparer nit ki seen ànd yàqu fekk yow ak moom mu waru leen ànd, seen bidéew àndul, te du yéen ñaar yéen a war a ànd. wala nga séparer nit ki sëy ak jabaram, nga ñëw dugg ci sëyam te yow sa sëy ak moom narul yàgg fekk yow xamoo woon. léegi séparer nga ko ak ki mu nekkaloon te seen sëy après rupture da cee am, parce que sëy ba du neex ni yaa ngi ko lal ci àq, yaa ngi ko lal ci lu nga xamante ni tegul ci yoon, après mu indi jafe-jafe. bon nag tey jii je me suis concentré sur loolu. ma bëgg wax ni c'est un cas dangereux que les gens s'aventurent, mun nañ ko bàyyi. boo bëggatee nit ki ñaanal yàlla seen diggante, mais bul jéem a séparer sa diggante ak keneen ki mu nekkal. moom di moins moom ak keneen ki mu nekkal bul séparer seen diggante, parce que yow sa diggante moom xamuloo fu muy mujjee. de ce fait yow boo ko séparer ak kële te fekk ni yéen seen ànd mënul durable wala mënul éternel, yooyu day indi àq. loolu laay gis, loolu laay liggéey à chaque fois, di réparer, di defar, di jubbante, di jekkal-jekkalaat ci toujours ay séparation, ay dëddale yu nga xamante ni metti na lool. donc nañu bàyyi dëddale bi, nañu bàyyi ñaar ñu nekk ànd ci seen jàmm ñu leen di dëddale. ay sëy yu neex yi nga xamante ni ñu ngi leen di gis ñu neex lool, am njaboot ñu leen di dëddale parce que bëgg nga ñëw dugg nga dëddale leen. ay ñaar ñoo xamante ni son couple, ils ont un projet de mariage, nga ñëw nga bëgg a dugg ci rek ci seen biir daal di leen dëddale. yooyu c'est des choses yoo xamante ni nañ ko moytu, baaxul te amul mucc. te boo ko defee toujours yow après da ngay am problème parce que gënul. donc ñi ngi ñaax ñëpp ñi nga xamante ni sentir nañ ne dañu leen dëddale ak seeni nit, bu ñu d'accord séparé wu ak seen nit, mais nañu contacter incha allah rabbi daañ leen jàppale. am nañ ay pexe ci kàttanu yàlla wallahi alazim, danañ leen jàppale delloo leen seen ay nit, ba pare raxasal leen seen liggéey bi ñu leen liggéey, dëddale bi ñu leen def, yàqal bi ñu leen yàqal, ak séparation bi ñu leen séparé ak seen âme sœur. donc âme sœur yu bëri dañ leen séparé ak seen nit. ñun sunu rôle mooy defar, dajale. à chaque fois nit bu sentiree ni ñi ngi récupérer nitam, ñi ngi koy yàqal nitam, wala mi ngi commencé am problème ak nitam, incha allahu rabbi nañu contacter ci kàttanu yàlla dinañ ko dimbali. donc tey fii laa yemal waxtaan bi, parce que liggéey naa ci tey, metti na lool. ma gis si ñoo xamante buñ ma gisul woon tey dana metti si ñoom, mais jàppale naa leen, xam naa fi ma leen jaare, seetal naa leen, orienté naa leen, génnee naa leen sarax, macha allah ñu ci yoon. te incha allah avec seen courage daañu gis résultat, yàlla defar lépp. donc bon courage à tout le monde.
vive le Sénégal comme ni ma koy waxee vive la paix dans le monde góorgóorlu leen seen diine ngeen gëm seen bopp incha allah rabbi dina baax ci kàttan yàlla demee incha allah daañu ñëw ci beneen thème bu gën a am importance incha allah jërëjëf.